asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di jaar bu baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen yàlla ñu yàlla boole defal jàmm. ñu ngi amaat mbégte di dellu siwaat comme ni ñu ko daan defee saa su ne tey jii ñu ñëw ci benn cas boo xamante ni mën naa wax ni sax c'est un problème au niveau national et voire même international muy wàllu ñi nga xamante ni ñi ngi yónnee seeni njaboot xaalis muy jóge bitim réew di ñëw Sénégal. ñu bari gis nañ ni léegi seen njaboot yi dañuy am jafe-jafe di retirer seen transaction yi surtout bu dee par Wari lañ ko envoyé. ma bëggoon rek di ñaan nos parents de la diaspora ñu bañ a envoyé te seen njaboot yi fii Sénégal ci plateforme Wari ndax y a beaucoup de problèmes qui se posent. ñun ñi nga xamante ni suñu borom def na li ñuy wax ñu xam ko maîtriser ko bu baax ndax ci lañ ne moo di Wari problème yi nga xamante ni am nañ ko fii ci Sénégal moo di léegi boo envoyé xaalis duñ ko mën a génne ndax ñi nga xamante ni mooy les opérateurs les multiservices par exemple dafa am benn kii bu ñuy wax les retraits IBAN. retrait IBAN moo di ki nga xamante ni dafa yor wareem di ci liggéey di encaisser ndax li ngay encaisser moo di nit ki bu ñëwee di indi code la lay jox nga jël code bi jox ko xaalis boobu nga ko jox en retour day dugg ci sa compte. léegi su duggee ci sa compte yow da nga am benn banque boo xamante ni ci nga posé wu ci banque boobu ngay dem pour mën a génne li nga xamante ni moo ne ci sa compte Wari ngir mën cee liggéey. ndax kenn ku ne xam na ni transaction financière boo koy def dafa laaj liquidité te ñun ñi koy def ñëpp nous n'avons pas des centaines de millions wala des cinquantaines de millions yu ñu yore mën nga xamante ni bu sa xaalis duggee ci benn compte mën na fa tëdd ay fan wala voire un mois loolu mënul ne. léegi problème bi nga xamante ni moom moo posé wu moo di ñun bu ñu daan xëyee war a dem ci banque bi génn li nga xamante ni moom la ñu am ci suñu compte léegi banque boobu amatuñu ko. Banque Atlantique daana ko defatuñu ko banque Orabank daana ko defatuñu ko Cofina daana ko def te Cofina mi nga xamante ni moom moo ci mujjee li nga xamante ni moom la amoon au niveau national dañ ne ko woon du dépasser les 70 millions. te problème bi nga xamante ni par exemple les banques am nañ ko moo di bu fekkente ni man dama ñëw client ñëw ma encaissé xaalisam. jox ko xaalis mu dem xaalis boobu dugg ci suma compte man su ma xëyee dem ci sama banque di ko jëlee dama ko fa war a fekk su banque ba jëlee xaalis boobu jox ma ko te Wari remboursé wu ko kenn ku ne xam na ni transaction yi ñëw Sénégal c'est des milliards par mois. c'est des milliards par mois léegi si Wari tarde à rembourser la banque boobu bu keneen ñëwee di def retrait IBAN ñun ñu koy diggalee ñun mais du sotti su yàggee banque boobu da koy bàyyi. problème boobu am na fi ba banque yu bari nangootuñu sax def Wari nangootuñu def retrait IBAN parce que retrait IBAN moo di ñun par exemple 500000 bu ci ne 1000 francs nga daan fay pour génne sa xaalis. beneen bi ci topp moo di les transactions internationales dafa am benn application bu ñuy wax TapTapSend immigré yi ñu ci bari xam nañu ko léegi sa nekk ngay toog walla sa kër. charger sa compte envoyé ci sa njaboot Sénégal TapTapSend 5 euros ba 999 euros muy maanaam presque 1000 euros 2 euros ngay fay 2 euros c'est égal à 1200 francs CFA. ñu den laaj dans la logique ndax ki nga xamante ni dugal na xaalis supposons mu dugal 999 euros yooyu di presque 600000 fay ci 1200. bu ñëwee ci man ma di ko retirer jox ko 600000 yooyu man ñaata laa ci war a am te ki ko dugal fay 1200 lu ma ciy gagné dara du ma ci am dara parce que bu fekkoonte ni ki ko envoyé fay na frais yi correctement man bu egsee ci man amul problème sama pourcentage dinaa ko ci jot te du ma sonn mais le problème qui se pose moo di. transaction internationale yi li ngeen ciy fay yéen waa Europe ñun moom ci lañ mënta am dara
ndax man du ma jël sama 600000 jox ko kenn koo xamante ni ba mu koy dugal ci Europe mi ngi ko fayal 1200 francs rek muy 2 euros mu ñëw ma jox ko 600000 mu dem man kon lu may gagné te kenn ku ne xam na ni li ma wax léegi suñu mbokk immigré yi li ñuy dugal ci milliards ci Sénégal kenn xamul nu mu toll. donc ñaata xaalis nga mën a génne di ko joxe te doo ci am dara mënul ne looloo taxoon sax yenn ni agent yi dañuy ñëw boo waree dem def retrait ñu ne la dafa am lu ñu ciy jël effectivement parce que man personnellement du ma nangu di jël sama xaalis di ko joxe ci koo xamante ne fayu ma dara gañoo ma ci dara parce que bu may liggéey dama bëgg a liggéey pour gagner am na ci ñoo xam ne dañ daan ñëw ne la da ngay fay temps boobu ñuy def nag y a des agents yoo xam ne dañ daan exagérer parce que yow li ñu ciy jël amuloo droit jël ci plus de 2% de la transaction de la somme da ngay ñëw par exemple gis koo xamante ni dafay bëgg rek ci lu benn 50000 ñu laaj ko 3000 c'est du vol c'est pas du tout normal c'est pas du tout normal parce que 2% de 50000 ce ne sont pas 3000 francs CFA 2% de 200000 du 10 000 francs CFA loolu c'est de l'arnaque bi ñi nga xamante ni mën nañ ko def dañu war a respecter tabulata boobu moo di kenn ku ci nekk boo ñëwee bu fekkente ne mën nga xool kii da nga détiré ko ci somme boobu léegi nag problème yooyu ça persiste am na ci ñoo xam ne dañ ko yéexoon comprendre loolu sax daf leen indil problème parce que seen compte Wari yi da daan yéeg ñuy am problème duñu ko xam fu ñu ko retiré ñun par exemple day gis ñoo xamante ni ñu nekk dans la région de Dakar de yenn saa yi da ngay dem C3S mën nga ko fa génne yenn saa yi nga dem ci yenn banque mën nga ko fa génne mais 90% des transactions internationales yi jaar Wari de grâce dimbali leen seen bopp dimbali seen njaboot bu leen ci dugalati xaalis parce que duñu ko mën a jot amuñu fenn fu ñu ko mën a jëlee Sénégal bu fekkonte ni mën nañ wax ni 100 bureaux Wari moo fi ne 98 yëpp arrêté nañ seen ay transactions defatuñu ko beneen bi nga xamante ni yéen a ngi jaar am na Wizall aussi c'est le même scénario ñi ko comprendre gul ñi nga xamante ni ñi ngi ci xam le système comment ça marche comment ça fonctionne xam nañu ne même Wizall bi bu ngeen ci jaaree aussi ça pose problème parfois parce que Wizall bi moom ak Wari bi c'est la même chose ndax boo duggee ci application bi daf lay laaj ndax da nga koy envoyer par Wizall wala ndax da nga koy envoyer par Wari même scénario bi mooy posé wu bu ñëwee ci nga xam ne agent bi nga xamante ni moom moo koy fay agent bi am na droit jël les pourcentages bi mu ci am parce que bu fekkente ni da nga dugal xaalis bi kese fayal ko 2 euros yomb na 1200 ñu ñëpp dañu bëgg vraiment nos frères immigrés seeni yëf yomb waaye yomb googu itam ñi leen proposé loolu ñoom en retour dañu waroon compenser agent yi nga xamante ni ñoom ñooy def transaction yi ñoom ñooy fay transaction yooyu mais ñoom bu ñu leen yombalal yëf yi genre arnaque laa ko mën a tuddee si je peux me permettre de le dire parce que dañ leen indil benn plateforme ne leen plateforme bi yomb na 5 euros ba 999 euros vous ne payez que 2 euros te kenn ku ne xam na ni 2 euros sa waay mënul couvrir frais yooyu yomb na ci yéen mais du arrangé ñu nekk fii loolu nag moo indi problème bi yépp ba tax na agent yu bari dañu suspendre Wari bu leen ci dugalee ci seen xaalis parce que bu ngeen ci dugalee seen xaalis seen ay mbokk dinañ am jafe-jafe ngir jot ci te xaalis yooyu ngeen di dugal ñii dañ ciy dugal xaalis dépense ñii dañ ciy dugal scolarité seen doom ñii dañ ciy dugal loo xamante ni ay cas urgent la parce que nit day tawat ak leneen métti na da ngay toog fi nga toog ndeysaan da ngay sax yërëm nit ñi parce que tout le temps ñu ngi lay fëgg Wari yéen ñi nga xamante ni jot ngeen ci dugal seen xaalis yomb na procédure bi du dara plateforme bi am na numéro vert woote leen ci numéro vert bi ngeen génnewaat xaalis boobu ñu delloo leen ko parce que vous avez droit à être remboursé du xaalis bu ngeen di ñàkk s'il le faut bu fekkente ni les choses persistent vous avez le plein droit de les porter plainte yéen a ngi Europe foofu ay règles ñoo fay dox nit ki lay proposer plateforme da nga war a dugal sa xaalis mu faciliter l'encaissement mais su fekkente ni da ngay dugal sa xaalis ba pare encaissement bi di la indi problème ça ne vaut plus la peine utiliser leen d'autres moyens xam nga même bu fekkente ni cher na aussi vous aurez la tranquillité que seen njaboot dina jox seen xaalis comme ni mu waree Ria yaa ngi fi Ousmane Woldu mi ngi fi yeneen ak yeneen mi ngi fi bari na Orange Money pour ñi nga xamante ni ñi ngi par exemple en France léegi mën nañu envoyer seen xaalis via Orange Money mën na ne Orange Money boobu aussi bu ñëwee malheureusement
agents yu ci bari ne sont pas très bien formés da ngay gis koo xam ne dañ ko envoyé benn envoi international na day yaakaar ne par exemple xaalis bi dafa dugg ci compte am te xaalis boobu ñu la envoyé par Orange Money mu jóge Europe doo ko gis ci sa compte. doo ko gis ci sa compte dafa am beneen procédure boo xamante ni moom nga war a def moom nga war a suivre ba jël xaalis boobu def encaissement bi ci compte Orange Money international bi après sa agent bi doo koy mën a récupérer mais nekkul ne xaalis boo xamante ni di nga ko mën a jël ba ci fii même RIA bi bu fekkente ni sa nit ki fa mu nekk amul RIA waxal sa njaboot ki ci am compte Orange Money na dem débloquer déplafonner compte Orange Money su ko déplafonner Orange nag war nañ ma fay parce que maa leen defal publicité su ko déplafonné ba mën a am 2 millions moom foo ko envoyé RIA mën na ko jëlal boppam ci kër gi avant muy génn kër gi mu encaissé ko ci compte RIA am encore une fois soo ko encaissé ci compte RIA bi ak compte Orange Money national bi du benn parce que xaalis boobu du dugg ci sa compte personnel Orange Money dafa am benn compte boo xam ne mi ngi ci biir moom la ñuy wax compte RIA fa ngay dugal xaalis bi boo ko dugalee ba pare dem nag ci Orange Money bi la gën a jege nga dem ñu génn xaalis boobu te doo ci fay ñaar dërëm amul fayat bu dee 500000 la sa jëkkër envoyé par RIA nga encaissé ko ci sa compte Orange Money soo demee di ko jël ci Orange Money bi 500000 francs la war a jox bu leen nangu mukk dem fa ñu ciy jëlaat ñaari dërëm amul benn taxe boo ciy fay. waaw sëñ Bassirou waaw gis nga mi ngi noonu de grand El Hadj Malick Thiaw maa ngi lay ziar daaw di la ziar yéen ñëpp mais di leen ñaan ngeen véhiculer le message de grâce bu kenn envoyé yeeti xaalis ci Wari bi bu kenn envoyé te xaalis ci Wari bi parce que ça cause problème te xaalis yi ngeen di envoyé njaboot yi dañ ko soxla xaalis yi ngeen di envoyé dafa am njëriñ contribution bi ngeen di def au niveau international je dirais pas national mais au niveau international je dirais dafa am solo ba tax na yéen ñëpp seen dërëm fu ngeen koy dugal rek dafa war a facile pour ñu jotaat mais malheureusement ñu bari xamee wuñ ko noonu dañ leen proposer cette plateforme boo xamante ni dañ leen ko faciliter or daf leen créer des problèmes parce que mi ngi noonu voilà ndeel ma chérie wuju bétti maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax donc mi ngi noonu di leen alerter rek encore une fois utiliser leen d'autres moyens d'autres plateformes envoyer seen xaalis seen njaboot mën ci jot mais tout sauf Wari je suis pas là pour combattre Wari nag j'aurais bien souhaité Wari dundaat la résurrection de Wari c'est dafa war a nekk dafa war a doon loo xamante ni état du Sénégal moo ko war a jël en main sauvegarder ko indiwaat ko parce que Wari demoon na ba au niveau international gagner le marché mais malheureusement mi ngi noonu Wari dee na comme ni yeneen ak yeneen utiliser leen d'autres moyens pour bu ngeen bëggee seen njaboot yi jot seen xaalis di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waaw chou maa ngi lay ziar bu baax a 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 baax di leen ñaanal li ngeen di yónnee seen njaboot yàlla leen ko yàlla gën a yombalal yàlla leen yàlla taxawu sàmm leen aar leen suturaal leen ci barke Nabil Moustapha ba lépp loo xamante ni moom ngeen bëgg moom ngeen yóotu pour njaboot yi suñu borom yombalal leen ko di leen lancer waat cet appel jël leen seen xaalis envoyé ko ci yi nga moyens yi nga xamante ni moo gën a fiable bu leen xool yomb gi trop parce que yomb gi trop le plus souvent am na benn piège bu nekk ci biir te piège boobu mooy malheur bi nga xamante ni parents yu bari ndeysaan xamuñu sax naka la ñuy def pour jotaat seen xaalis parce que dugal nañ ko ci Wari ba pare mais nag nañu jël seen ay responsabilités demander à cette plateforme qui est TapTap Send ñu génn xaalis boobu rembourser ko ñi ko fa dugaloon parce que ce n'est pas de l'argent perdu waaw y a des voies à suivre pour ñu defal leen seen remboursement demander le remboursement ngeen jël ko envoyé ko par d'autres moyens yeneen moyens yaa ngi fii bu njëkk gënoon na metti da ngay gis bu njëkk ndeysaan envoyé pour nga def ko samedi ba samedi nga daan am temps pour dem ci kii léegi suñu borom suturaal nañu ba nga xamante ni kenn ku ci nekk sa néeg ngay toog di def sa envoi mais de grâce envoyé leen ko ci plateforme yoo xamante ni dinañ am la facilité pour def les retraits mais tout sauf Wari parce que Wari boobu au Sénégal problème la agent yu bari defatuñu ko ndax dégg kaa yi ma leen wax mënatuñu am retrait IBAN xam nga ainsi de suite donc de grâce utiliser d'autres voies te bañ ñi leen ci arnaqué xam nga dem ci ñenn ñi nga xam ne ñu ngi koy def ba léegi ay benn la ay benn bariwuñu ay benn nga dem ñu di la nax 50 000 francs ñu bëgg ci jël 3 000 francs ainsi de suite de grâce déggandoo leen ko somme bi nu mu mën ci doon bu dee dem di ki koy jël waxal ki koy encaissé ki nga yónni mu dem di ko jëli que l'agent n'a pas le droit de prendre plus de 2% de la somme donc mi ngi noonu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen yàlla ñu yàlla boole defal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh